duuli kese bu ñu ñëwee nekkaat jàppaat sénégalais comme ay xar nit boo xam ni dëkk boo xam ni saa yu nguur ñëwee jàppee leen ay animaux mais c'est triste ku ñëw fen leen comme caga koñ quoi comme caga koñ bopp koñ ku ñëw fen tëddee yóbbu demaat jëleen mais c'est triste Kër Massar daaw yaa ngi fàttaliku bu fa Macky Sall duggee plan jaxaay Abdoulaye Wade da ko fi defoon yéen a ngi fàttaliku bu mu taalee ay 4x4 am boolit yu ngandi yooyu ñu xotti dugg Kër Massar génnee plan jaxaay loolu lan moo ko fi créé woon du inondation 10 ans après 12 ans après oto yi ñëwaat encore fooyee waa Kër Massar nax leen fooyee leen fen leen xuus ci ndox mi duul leen di wax waxu plan jaxaay bu ñu paree dem seen yoon devant les télé ñu ne déclenché nañ 18 milliards 32 milliards pour le plan Orsec sauver les inondations jël leen yóbbu leen ci ay école kañ ci leen foofu jox leen ay matelas yooyu di ñàpp seen maam maa ko wax yooyu di leen lekk école bi xasoo xumm ñu leen di indil benn saako ceeb ñaari saako ceeb mais yéen ñi nit lañ leen jàppee te doo leen ruus quoi mun leen taxaw déclenché seen maam ay maado fokk ñu may leen jàmm non doo leen ko def quoi amu leen ful la quoi yéen xeexal leen sax perte temps la ndax amu leen ful la yéen ci seen bopp every fucking day ñu ñëw di leen duul kan moo dàq duul Macky Sall Kunkande munul Macky Sall ah Macky Sall maamu Kunkande la ci duul Kunkande Macky Sall chaque jour mu duul ay duul yu ngande mooy maamu Kunkande ngeen bàyyi fa Macky Sall di wax waxu Kunkande ku dàqul duul ma ku juddoo ci dëkku Macky Sall boo munul duul yow sa waay wàccoo koo xam ne ci duul rek la leen jiitee ci duul rek la leen jiit ci la leen yoree di leen fen suba ngoon ak moom ak ay nitam benn yoon ngeen génn réactionné pare ngeen ci mu yónnee ay ñoom Antoine Diome nga xam ne duul rek lay def Antoine Diome ministre de l'Intérieur duul rek c'est le plus grand criminel ci nguur gi duul rek lay def mu dugg biir Kër Massar te tëmbalu leen ndayam ay xeer ba mu daw yéen xam ngeen Antoine Diome non ñëw dugg Kër Massar manque de respect di xuus ci ndox mi ñëw fennati yora discours am te ñëpp xam ngeen ni da leen di fen c'est que lan moo tax sénégalais bi bëgg ku koy fen quoi sénégalais bi ngay duul muy kontaan comme ni leen Kunkande def noonu la leen nguur gi di def suba ak ngoon ci ay illusion lañ leen di naxee ñoom ñu topp ci nag di bégee l'exemple de Kunkande ak population bi c'est l'exemple typique de nos gouvernants ak population bi mooy dañ lay fen yi di la neex nga topp ci fen yi di xaar résultat dañ lay fen ci lan lay fen mu lay neex ngay xaar résultat loolu mooy dem ba gëm say fen loolu la ñu woy dem ba gëm say fen dem ba gëm say fen mooy ku lay fen yi di la neex ba ngay xaar résultat lim lay fen ngay xaar résultat mais kooku dem na ba gëm fen yi li Kunkande def sénégalais c'est la même chose loolu la Macky Sall di def moom la Antoine Diome noonu doon def waa Kër Massar ña ngay xaar nag ñoom suba ñu dugal leen ci ay école tànc leen foofu sànni leen ay matelas yu usé i wàcce leen benn saako ceeb ñu jiiroo ko ñaari saako ceeb saaga leen ay ndey suba ngoon gu dégg bëccëg non mais c'est triste xeexal leen sax mooy perte temps quoi c'est que nit bu bëggul dara daal neexut a jàppale quoi nit bu bëggul dara neexut a jàppale te noonu la ñuy ñëwaatee amaat pouvoir noonu la ñuy ñëwaatee sañcuwaat inondation saaku ceeb moo koy faj mais yéen lan moo tax gars yi yab leen ba lu leen dal rek gars yi indil leen ceeb est-ce que yéen a ngi koy laajte lu leen dal ñu indil leen ceeb boo leen inondé ñu indil leen ceeb ngeen corona ñu indil leen ceeb ngeen tuberculose ñu indil leen ceeb
ngeen kosa ñu indi leen ceeb yéen luy la leen dal ñu indi leen ceeb est-ce que toog ngeen di laaj ñun mais ñun ban problème lañ am ak ceeb ban problème lañ am ak ceeb ba lu ñu dal ñu indil ñu ceeb bu ñu feebaree si bu ñu tuberculose ñu indil ñu ceeb bu ñu pallier ñu indil ñu ceeb bu ñu corona ñu indil ñu ceeb bu ñu inondé ñu indil ñu ceeb mais yéen est-ce que mais gars yi yab nañ ñii ji gars yi yab nañ ñii nag non mais nag seen njiit yi ñu leen yabee man xeetu yabeel boobu gisuma benn société bu ay njiitam yabee noonu quoi léegi nag ci ay école lañ leen di yóbbu sànni leen fa yooyu di leen di ñàpp seen maam naan seen deret yëpp xale yi lu mu tudd variole ñii tuberculose ñii pali ci école yi ñu wàcceel leen fa ay ceeb bërki démb daaw nii la ndox mi defee woon Kër Massar ren nii la ndox mi di defee chaque année ñu ne la plan Orsec te amul benn canalisation amul benn plan structurel mais lan ngeen def yéen sénégalais yi quoi yéen lan ngeen def yàlla man dama leen koy laaj quoi yéen lan ngeen def yàlla ba yàlla di leen seetaan ak seeni njiit yu doomeraamee yoo xam ni ku la gën a nekkul doomeraam nga ne ma kii la njiitu maado fëkk yu tilim yu xasaw yuy xeeñ quoi xeeñ sàcc ba seen yaram yi di gilli sàcc quoi lu leen dal ñu indi diri ñaari saako ceeb ñëw tegal leen buñ génnee ke ñi ngi gërëm ministre bi ñu ngi koy sant moom vraiment fàttewuñu kon saako ceeb moom mooy ngacc ndox mi saako ceeb moom mooy def fii ak déwén duñ déclencher plan Orsec buñ ñëwee ndox mi day ñëw rek jàll saako ceeb mooy créer ay canalisation quoi saako ceeb moom mooy créer ay bassin de rétention quoi yu débordé mooy defar ay bassin loolu moom dama ne woon sax duma ci wax parce que sincèrement amatuma jot boobu man mënu ma nekk fii chaque année bu ma dundee di wax ci benn sujet daa wax naa inondation ren mu amaat inondation yi gën a pire après ñu ñëwaat naxaat population bi léegi man da ngeen bëggaat déwén ma ñëwaat toogaat fi dina wax inondation léegi xol nu golo xam bootee doomam gérer leen ko quoi gérer la boo ko mënul gérer seen ñàkk fulla la loolu sama yoon nekkuti du ma sax wax du ma ci sax wax xam nga lu ma wax ci dama ci rek Macky Sall dama ne dik monsieur le commissaire yow mi fa nekk n'est-ce pas dama ne amu leen fulla quoi yow yaa fi jiitu Macky Sall yow ba ngay dugg école de police ba ngay am say diplôme ba ngay jàll ba doon li nga doon Macky Sall defuloo ko sa jàng moo la ko def sa bravoure moo la ko def sa ngëm moo la ko def sa fighting spirit moo la ko def ba nga doon li nga doon bul ñàkk fayda Macky Sall day dema bul ñàkk fayda sa tenue boobu moo gën maamu Macky Sall sa tenue boobu moo gën maami Macky Sall sa tenue boobu ça représente une nation sa tenue boobu ça représente une société sa tenue boobu ça représente une justice loyale équitable sa tenue boobu ça représente l'impartialité bul tay la sa tenue boobu Macky Sall gënu la ndey gënu la bàyyi amul benn droit di la yónni ci faire le sale boulot respectel sa tenue bi gëmal ni yow yaa ko fa jiitu tey Macky Sall dina falu ba bàyyi la fa nga continuer yow sa fonction moo jiitu Macky Sall te Macky Sall dina fa jógee sa fonction continuer donc bul nangu Macky Sall di la manipuler amal fulla amal fayda policier t'appelle sur la table ne ko maa lànk du ma ko def boo leen amul li ngeen def na ngeen wax ñu garaawul ñun dinañ leen fay chaque mois parce que suñu xaalis leen Macky Sall fayu leen ndax avant Macky Sall ñun ñu ngi leen di fay ñun population bi te après Macky Sall dinañ leen continuer di fay pour ngeen gérer suñu sécurité ki ma teg nii waxu fi lan lu war a jaral sax di ko 1 an avant mais waa dig fa leen newoon yéen
1 an avant kii def soundam sound amul lenn lu dafa wax naa leen lu mu expliqué déglu ngeen ko ah non maa leen di laaj fii ci forum bii lan ngeen fi dégg loo xam ne jar na sax waxuma la police de nit dem naan day jàpp waa ji léegi yéen laa ko laaj ñu continuer na ma kenn expliqué li nga déglu jar nañu jàpp est-ce que sax jar nañu waxuma la nit de est-ce que jar nañu jàpp muus maa leen di laaj quoi ngeen commenté wala ma tegalaat leen ko xanaa di ngeen woo waa dik quoi ñu am numéro nee na mais yéen da ngeen a feebaroo lu leen jot yéen est-ce que wér ngeen kii war na toog seconde dik division des investigations criminelles donc sound bi c'est criminel quoi sound bi c'est criminel mais pourtant dik man ñu ay booyo fa nekk ah ay booyo xam musique yu bëgg musique dik bi ma xam dugg naa fa maintes fois am naa fa ay copains dik am naa fa ay gars yu ma gëm bëgg ma samay live sax dañ ko fay seetaan am na dik booy fa nekk ay booy yu jantal am naa ñoo xam samay ami lañ yor naa seeni numéro dañuy contactante ci WhatsApp dik laa la wax ak bag mais man ñooñu ma xam dañuy partager sax ay clip ay sound rap mais kon nan la dik booy fa nekk gentleman ay genre Damien Yaya Alien Zik ñu mel ni moom ay biddu ay moromam suñuy morom nekk fa di déglu sound xam rap ñii nekk ay fans ancien fans Rapadio ñii nekk ay fans kër gi ñii nekk ay fans BMG ñii nekk ay fans Slam Revolution ñii nekk ay fans Alien Zik mais nan la ñuy dégloo lii ba pare dem di jàppaate quoi non mais affaire bi nag booy yaa anguille sous roche quoi parce que man góobu ma ni dik ña fa nekk ñoo dem pour jàpp ñi non affaire bi am na lu ci nekk quoi parce que man ci li ma dégg mooy ñu ne sénégalais dafa am ñi nga xam ne ñoo dagg vidéo clip la ko def ñoo dagg partition yi dafa am ñu doon dagg Sénégal xam nga ñoom négativité ci ñoom la fekk baax benn boy rappeur la siwul noonu sax quoi Julio Lapsoli guerrier la mais siwul quand même on le dit siwul 80% population bi xamuñu ko sound bi génn na 1 an man sax dégluwuma ko woon nag pour te dire lii moo tax sax ma déglu ko nag mais man dégluwuma ko woon très sincèrement man du ma fen maa ngi koy doog a dégg ba ma déggee ni barki démb dik li day ni dik xam ngeen dik division des investigations criminelles moo dem toog buntu këru booy bi nga xam il n'a même pas 25 ans cartonné gul sax ci musique bi 95% des Sénégalais xamuñu ko ñu ne procureur moo autosaisir ñu ne procureur quoi moo woo dig ne dama leen jàpp booy bi xanaa buñ ne la dama jàpp booy bi sax booy bi war fa def benn fan mais ñi ñëw indi sound bi booy nekk dig wala dara na mais monsieur le procureur gi est-ce que yow déglu nga sound bi non déglu ma sound bi benn partition laa gis benn nangam nga ne ko mais yow balaa ngaa interpeller doomu aadama sax da ngay déglu sound bi lu tey ni procureur yow xanaa balaa ngaa jóg sax di autosaisir sax nga déglu lu ngay tey Sénégal procureur bi sax mun na la woo ci loo xam ne maîtriser wu ko dig dem jàppale ci loo xam ne maîtriser wu ko seen police bu gën a haay teg ci seen police yi dem jàppale ci lu maîtriser wu sujet bu maîtriser wul procureur bi woola ci lu maîtriser wul lu mu dégluwul non réew mi moom sa waay man maa ngi comprendre lan moo tax booy di gar seen bakkan pour génn town boobu quoi ñii di dugg ci ay gaal ñii di dee ci géej gi ñu leen di këpp ko requin yi di leen coob mais gars yi pour bugg a daw booy c'est pas un pays quoi c'est un bordel c'est le sauve qui peut quoi dëkk boo xam ne booy procureur day autosaisir ci lu maîtriser wul quoi lu mu dégluwul ba mu yegg lu mu dégluwul ba yegg quoi mun la woo lu ay division des investigations criminelles di téye koo xam ne maîtriser wu dégluwuñ ko maîtriser wuñ lu mu wax di ko woo ba mun ko téye 2 fan quel town lii ban dëkk la lii ban town la ko wax leen ma
non moo tax booy buñ gisee booy ñii di fay ay 5 millions ñii 4 millions ñii di dugg ci gaal yi ñii di fay 400 000 ñëpp a bëgg a daw booy du town da ngay yeewu xool gauche mu lay saf day nga xool droite muy ay doxot nga xool kanam mu lay saf ay injustice nga xool ginnaaw di gis banditisme booy xamoo fooy jaar doo xam sax fooy jaar pour sauver wu quoi ti di mais man fan laa ne boo xoolee nii bukki xool fii gaynde xool fii gis ñay xool fii gis sakal mais foo jëm xool ci kaw gis serpent mais fooy jaar mais wax leen ma fooy jaar Sénégal ngay yeewu ba xool gauche gis benn bukki bu xiif bu ñëw pour coob la ngay bugg a daw droite gaynde gu génn bu xiif pour coob la nga xool est gis benn boobaa bu taxaw ngaay pour coob la nga xool ginnaaw gis sakal bu la bëgg nga xool ci kaw gis ay junni serpent yi lay bëgg a yéey mais foo jëm quoi ngeen na ma loolu dëkk la quoi man xam naa dig ay nante ñoo fa nekk li ku ko déglu xam ni dig ñun man xam naa waa dig am naa fa la fucking niggas yi nga xam ni rap la ñuy déglu dañ maîtriser rap la ñuy déglu ay émission DJ Mef fu ne man ba fi ma nekk nii gars yi dañ may woo booy fils booy sa interview yi man xanaa waa dig ci boppam ay élément wu dig damay bañ a jaar si tuur yi rek ñoo woo ba booy Mef booy yu muy def ay liggéey bu nice day def ay sound di animé di dugal say interview ci biir di ci teg sound mais man police moo ma ko wax bu nekk dig ay real niggas laa fa am donc ñooñu xam nañ mais nan la procureur mun a woolu autosaisir ci lu maîtriser wul quoi au moment wu mu bàyyi fa sàcc yi quoi bàyyi fa njublaŋ yi bàyyi fa Mamour Diallo 94 milliards bàyyi fa Aliou Sall 6 000 milliards bàyyi fa Mansour Faye 1000 milliards corona bi bàyyi fa ñi IGE épinglé bàyyi fa ñu OFNAC épinglé di jàpp ji Julio l'absolu quoi benn boy kan moo fi xamoon Julio l'absolu génn leen à part rappeurs yi billahi kan moo fi xamoon Julio l'absolu fii mais instant yi ba boy depuis vendredi mi ngi ci loxo diggan bu mu ñëwee ne mais loolu may wooyee ñu ne non procureur moo ne nga ñëw wuyu ko quoi dafa yor sa benn dossier quoi c'est sûr que booy bi génne na sound bi mais man comprendre ma yéen xanaa tey da ngeen ndékkiwul xanaa ndékkiwu leen xam naa booy bi yeewu na ne leen si biir dig ne leen mais xanaa ndékkiwu leen est-ce que déglu ngeen li may wax est-ce que xam ngeen ni loolu benn sound bu def 1 an la bu tudd tarixa mooy wax nu vision yu nit yenn nit yi am ci yenn tarixa yi est-ce que déglu ngeen ko xam naa peut-être mu gars yi déglu na mais kon lii la mais procureur yéen est-ce que bu mu yeewoon ndékki na mais nan la mun a wootee nan la mun a wooye naa ne lu day ni dig naa ne dem leen ngeen jàppi booy bii nii ñax ngeen fayda man lu may wax moo ëpp fu lu ñu rap ma booy bi jegewu ko sax xoolal xaaral ma tegalaat leen beneen ba xam ñun booy bi ñi mën a rab li te man police musuma woon bés bu ma police woo naan ay lu tax nga rab li danaa Dakar sama ma génnee sax yoo laay rab billaahi bés bu ma dóoroon sound dig woo ma naan ma nag damay def sound bu tuddul dig saaga leen dig laa ko tuddee dig xam nga dig mooy jon quoi dig sac maa dig bu ma dig woowoon di ma wax ay 600 ma bind benn sound bu tudd sac maa dig mooy kaay màcc sama jon ñoom wax ak policiers yi ñoom saaga seen maam ñoom billaahi bu ma génnee sound laay bi bu tudd dig sac maa dig ñoom daggal seen maam ñoom seen bo ak seen procureur bu leen yónni sound bi ça fait plus d'1 an xaaral ma tegal leen bi léegi bii ba xam Julio l'absolu moom buñ ko am na fitu def sound bi ñoom ñëpp lañ saaga ñun kër gi déglu rek policier beeg procureur beeg gendarme beeg yëpp lañ saaga seen maam mairie beeg déglu ba xam Julio l'absolu am na fitu def li léegi lu tax ñu def jàpp Julio l'absolu bàyyi ñu fi sacré corruption Ganja, en otage, rap, bës mu saf ko saf, wecca sa leen fa bàyyi ñu ko xoti ko
booy kii bu Julio Lapseli mun na def 50 ans ñi mawul bind lii te ñun booy dañ koy bind saaga procureur quoi procureur bi nekk Sénégal ñun saaga nañ ko saaga ay alxaateem saaga ñoom ñëpp institution yëpp lañ daggal seen maam ñun musuñu ñu woo ñii dañ ñàkk fayda quoi même dig maa ngi koy wax déglu mais fii wax nañ ko sonn nañ ci yi avocat procureur yu ñàkk dignité yéen la ñuy waxal procureur ak avocat ak yooyu lu tax woowuñu ñu wala comme Sane Bay def na 1 an ñu woo ko kay ñun suñu Sane bi def na 10 ans léegi woo leen ñu Sénégal, ici, ça pue de la pure corruption. Au secours, transparency. déglul fii ñoom ñëpp laa wax. yee ma ne corruption man dama ne corruption ku dugg rey na boroom ne res ak jàmm la ci bëggoon corruption suba ba ngoon ci mosquée église ñi masqué di wët jiis man wax naa foofu mosquée église yi dañ ñu bëri Sénégal ay corrompu lañ loolu booy Julio Lapseli ñi mën a wax lool corruption ba ci seen mosquée yi ci seen église yi alors man Mollah Morgun ma wax li 10 ans derrière kan moo ma ñëwee xoos ma leen di tagal raat ñaata imam lañ fi jënd ger fi ñaata prêtre lañ fi ger et après est-ce que booy Julio Lapseli ku ko bindal lii na ko booy rabal dina ko rab waaye génn leen booy baay ñàkk ngeen fa trop dig yàgg naa leen woo de wool ma waa dig alalu ger système bee ko gàddu dig yàgg naa leen woo quoi ci lu ay dossiers yu am solo quoi mais mosu leen wuy si ñeen fu ñu leen fekk yéen ngi taxaw ay buntu gii ma kër buri gii Mari Sagna ay buntu kër Clédor Sène ay buntu kër Karim Xurum Xaq ay buntu kër lu te Julio Lapseli te maa ngi leen di woo ci ay dossiers yu sensible yu international yu am solo yéen dig kañ laa leen di gis ci yéen dig mais dig ñàkk ngeen fayda oh my God lan lañ bàyyi fépp laa wax institution yëpp laa boole foofu institution Sénégal yëpp laa boole ne ñoom ñëpp ay corrompu lañ ay maado focus lañ alors wala procureur dégluwul lii jox leen ko ici ça pue la tudd maa ngi ko def man ak kilifa ak caat jox ko moom sax corrompu la moom procureur sax corrompu la sàcc la bandi la jox leen ko c'est que yab ngeen nit yi quoi yéen ñàkk ngeen fayda quoi
yéen ñàkk ngeen fayda quoi encore une fois ngir yàlla population bi yéen laay waxal quoi parce que man ñee ñoom xam naa leen ay bandits de grand chemin lañ ay bandits salte lañ ay motherfuckers lañ man yéen laay waxal encore une fois quoi yéen population bi loolu lu xew moom mooy dafa am benn boy bu tudd Julio Lapseli c'est un jeune rappeur moo def benn sound il y a 1 an derrière bu tudd tarixa di wax ne gars yi nañ bàyyi division ay tarixa kii di xeex suñu biir ak affaire yooyu ñun ñëpp ñoo bokk islam ñoo bokk lu ñu gëm benn diine affaire yooyu nañ bàyyi rayante suñu biir xuloo ma am lii yow amoo lee man àjjana laa jëm yow safara nga jëm affaire yooyu daal nañ ko bàyyi nañ booloo nekk benn ñun ñëpp ñoo bokk benn diine ñoo bokk benn jubluwaay bu ñuy julli ñun ñëpp penku la ñuy féete ñun ñoo bokk ashhadu laa ilaha illallah ñoom ñoo bokk astaghfirullah alhamdulillah laa ilaha illallah allah akbar ñun ñoo bokk loolu donc nañ bàyyi division yooyu parce que Maodo Malick moom sañcul tarixa pour diviser Serigne Touba sañcul tarixa pour diviser bàyyi na sañcul duggul ci tarixa pour diviser moom loolu la wax booy bërki dem mu ñëw ñu woo ko waa dig nag ma fàttali mi ngi tudd division des investigations criminelles dig ñëw seen kër quoi këram moom fekk moom dafa génnoon ñu fitnaal ay ñoom ay parents ne woo leen booy bi ñëw ñu jàpp ko yóbbu quoi ne ko da ngaa def benn sound di saaga ay tarixa moom quoi mais non saaga ma tarixa dama def benn sound di woote rassemblement di la wax nañ booloo nañ bàyyi division beeg yooyu ñun suñ yoon naw ci procureur moo ne nañ la woo léegi booy bi mi ngi seen loxo boobu ba léegi quoi vendredi samedi dimanche tey la lundi ba léegi ñi teg naa sound bi Sénégal ku déglu ne waa mais nu mu demee nii amuñu lu ñuy def quoi loolu moo xew waa amuñu lu ñuy def quoi au moment où ñoom ñu ngi téye benn booy Sénégal kër yëpp inondé quoi ñi lay waxaat ne ñoom dañuy déclenché waat plan Orsec quoi laaj leen ba xam ñoom def nañ audit ci daaw milliards yu ñu génne 96 milliards yu ñu génne ci plan Orsec presque laaj leen ne dafa ana xaalis bi est-ce que ay 95 milliards boo ko jëlee wala 96 milliards def ko ci mbir est-ce que ren war naa ñëwaat ñu amaat plan Orsec bu ñuy déclenché encore bërki démb rek président bi biir présidence woo na ministre ne dañuy déclenché waat pour cette année plan Orsec léegi laaj ko ana milliards ya plan Orsec gu daaw ak daaw jéeg ak daawaati jéeg doo leen ma ko laajal Dieyna Diagne doo ma ko laajal anam fu mu dugg nga ne da ngaa pali ñu xool pali bi ne pali bi laaj na 1 milliard pour ñu faj ko nga génne 1 milliard ren tamit nga pali nu mu demee noonu yow yaa ne da ngaa pali ñu xool diagnostiqué ne pali bi pour mu jóge fi 1 milliard la nit yi génne 1 milliard jox la nga dem faju ñaari ren nga ñëwaat tëddaat ne damaa pali mais non attends mais est-ce que amuñu droit laaj la mais fu 1 milliard yi dugg daaw génne woon nañ ko fi pour nga faju fu mu dugg est-ce que ñii respecté nañ sénégalais yi ba sénégalais war a toogaat ministres yi di xuus ndox mi di ñëwaat ci ñun di ñuy mastawu quoi est-ce que yéen mës ngeen gis inondation ci këru ministre yéen Sénégal mës ngeen dégg benn ministre boo xam ne këram daa inondé Sénégal lañ dëkk de mës ngeen ko gis mës ngeen dégg benn député bu bokk ci Macky Sall këram daa inondé ak lu mu taw yépp seen kër yi inondé dégg ngeen ba xam kër Aliou Sall kër Aliou Sall booy Aliou Sall bi nga xam ne ab simple journaliste la woon de Aliou Sall bi magam di doon président ab simple journaliste la woon Aliou Sall bi ngeen gis nga ni milliardaire léegi est-ce que dégg ngeen kër ñoom Aliou Sall ñu ngi fay ngacc dégg ngeen da ngeen mus a dégg kër Aliou Sall daa inondé mus ngeen dégg kër Mansour Faye daa inondé mus ngeen dégg kër nu mu tudd Mamour Diallo daa inondé mus ngeen dégg kër Macky Sall daa inondé mus ngeen dégg kër Antoine Diome ñàkk jom daa inondé déedéet billahi ñi dañ ñoo yab barki Seydina Muhammad waat naa ci daraje Seydina Muhammad yéen ñi leen jiite dañ leen a yab gis nga nag Sénégal boo ko génnee moom dund yeneen dund paradise quoi
booy wax ci Sénégal doo wax parce que déglu naa Iba bu Rapadio muy wax naan seen président man noonu laay waxee de dama naan Macky Sall seen président parce que man Macky Sall du sama président heureusement yàlla moo ma sauvé Macky Sall du sama président tooguma fu mu may jiite ay ñoom dig yow duñ sama police ñoo yéen la ñoom dig di traqué di jàpp di dóor ci kaso yi man Julio Lapsoli la dig nekk police am man dig newul sama police yarul sama sécurité fi ma nekk dig ci yegg si wu fi dégg naa Iba di wax naan seen président comme seen président bi seen town bi mais wax nañ dëgg ku génn am jàmmam bu ñëwee seen la leen dox seen réglé leen seen man loolu laa leen wax réglé leen seen président bi yàpp na leen trop ak ay ministre am kenn amul kër bu ministre boo leen dégg bu inondé amul benn député bu ngeen gis bu bokk APR bu inondé kër Aliou Sall inondé wul kër Mansour Faye inondé wul yéen rek yéen a inondé buñ fa ñëwee di xuus yi ci biir ndox mi di di leen gëmloo xolal non ba ñoom seen doom yi ñu ngi fii ci awar yi di jàng ci université high level yi mais tëmbal leen seen nday ay xeer maa leen ko wax nag parce que man moom mere moom nday bi dama ciy dugal quoi tëmbal leen seen nday ay xeer bañ buddi ngeen wan leen ñun am xolal booy seen fen yi dafa jeex quoi seen duul yi dafa mujjee ràpp ci suñu nopp yi munu leen chaque année boo leen ñëwee fii ne di ànd ak ñun naan da ngeen di jooy gëmu leen lu ngeen di wax kenn si yéen seen kër inondé wul yàpp nañ leen quoi yàpp nañ leen trop yàpp nañ leen trop je comprends pas nag yéen lan yan kanam ngeen leen won ba ñoom ñu yàpp leen quoi mais man loolu taxuma jóg quoi non man du suma da jeenaa jàppale ma rek boo fa nekkee di dund loolu moom man bul ma ci boole quoi man moom dama leen yërëm rek di leen waxal quoi dama leen yërëm rek bokk fa nag fa laa bokk mais nekkuma fa dama leen di waxal nii rek dama leen di waxal parce que xëy na li ma ñimee wax fii yéen ñimewu leen ko wax foofu moo ma leen di waxal quoi xam naa loolu boo leen ko waxee léegi gars yi ñëw nuñ def Julio Lapsoli lañ koy mais man maa ngi fii di saw seen kaw à domicile maa ngi fii di saw seen kaw quoi xam nga bu doon yow li may wax nii boo ko doon wax foofu noonu doo eggale live bi mais man fii laay taxaw de saw seen kaw à domicile te di ma munal fo donc moo tax ma leen di tagal raayit bi quoi mais pour yéen la nag yéen la de du man de parce que man nekk ba fa oui li ngeen di subir tàngoor googu man dund ma ko quoi métti googu ngeen di dund noonu injustice boobu noonu banditisme tata yooyu noonu sàcc yooyu noonu man nekk ma fa dama am sama bëgg-bëgg lu ma leen bëggee rek moo tax ma leen di waxala mais nag war ngeen leen wan ni yéen tamit am ngeen ful la quoi war ngeen leen wan ni doo leen ay jaaykatu Dakar parce que jaaykatu Dakar bu amul ful la moom sa waay ma ñam du ko da koy jeexal ça suffit quoi trop c'est trop c'est trop loolu sax taxuma woon jóg nag parce que boo leen amul ful la ci plan Orsec plan Jaxaay ñu def leen li ñu def ñu ñëwaat chaque année ñu plan Orsec déclenché ay 80 milliards bay def ay téléthon yéen a ngi fàttali fi téléthon yi inondation yi ma dégg naa fi téléthon ay milliards ci télé yi Sénégal ngay toog ñu def téléthon ne dañuy sauver les inondés kii naan joxe naa 10 millions kii naan 30 kii naan 50 kii naan 100 kii naan 200 ñu dajale loolu lépp anamu kon nafata anamu ana milliards yi non mais c'est triste quoi c'est triste man moo tax yooyu affaire yooyu lijjanteetuma ko léegi yéen gérer leen ko boo leen amee ful la ngeen gérer boo amul ful la ngeen bàyyi noonu rek ngeen dëkk ci inondé rek chaque année ndox mi ñëw jaay leen doole ministre yi xuus ñëw capp-cappal maquillage leen duul leen ba ngeen tooy ñu raatale leen ko dem seen yoon point boo leen ko miisee garaawut comme lu ma leen waxoon rek genre Kunkande ak Sénégal la Kunkande da leen doon fen di leen fooyee ñu gëm ko bay xaari résultat gouvernement bi da leen di fen di leen fooyee ñu gëm ko bay mujjee xam ne ay fen la ñu gëm ko bay xaar résultat toog leen xaar résultat koo xam ne chaque jour mu fen leen ngeen xam ni te leen di fen ngeen dem ba fen yi neex leen ba ngeen gëm fen yi bay xaar résultat toog leen xaar résultat man tooguma xaar résultat léegi man li ma taxaw na jóg mu dugal ma ci ma def live bi lii kese la dig laay wax dig ay boy ñoo fa ne ay gentleman ñoo fa ne man waxuma yërëmtalu ay man yërëmtaluuma ñaanuma dama ne libéré leen doomu jàmbur ji Julio Lapsoli booy rappeur mu ñibbi c'est un artiste il fait de l'art il a décrit la société sénégalaise les tares de la société sénégalaise
ci seeni ngëm-ngëm ni ñuy gëmee lu ñuy gëm di nga gëm-gëmu jàmbur. Il décrit juste les tares de la société sénégalaise. Ok? C'est un artiste. Il peint la société sénégalaise. En particulier les tarixa. Sama genre xeet bi murid yi ak xeetu faux tijaan yeeg faux laayeen yeeg faux xaadir yi fees foofu dal ak faux musulman yi baar c'est loppi ngay dugg fekk fa nga conteste fekk fa 99,99 musulman benn chrétien lay am baar ngay dugg léegi baar c'est loppi nga compté kii Abdoulaye la tudd kii Xaadim Bamba kii Baye Niass la tudd kii Limaamu la tudd Limaamu Laay Njaay kii tudd nag ñoo dóor whisky bi boobu nag kenn sànni fa butéel yi dem seen yoon baar boo dugg 99,99 ñu fay nekk di mandi ay sénégalais lañ ay jullit lañ billaahi fàllong fa Xaadima nga fa Baay Laay Njaay nga fa Baay Ñas Jóoba nga fa Seexu Tijaan Fall mi nga fa lépp nga fa ñu jollu whisky ba mu ne kenn sànni ko foofu noonu bu yàpp mbaam amee ñu dóor ko dem seen yoon benn chrétien lay am ngeen bugg ñu gëm loolam te koo ci wax ma te boo duggee ci baar ba fekk fa barki Serigne Touba caga ya fa nekk tamit ay jullit lañ nee nañ caga bii caga Faatu la tudd bee caga Xadi la tudd bee caga Nday Ami la tudd bee caga Zayna la tudd pour nga benn fekk fa benn caga bu tudd Philippine wala I don't know benn caga bu fa tudd Viviane Safi c'est très rare bu yor turu chrétien ña fa nekk ñëpp 99,99 caga ya fa nekk yëpp ay jullit lañ nee nañ 99,99 ña fa nekk di man yëpp ay jullit lañ nee nañ ci biir baar yi ngeen bëgg ñu gëm loolu lan mais bu la ñu fonton seen affaire yooyu seen hypocrisie yooyu dañ koy def yàlla quoi moom xam na leen yéen mi ngi leen di xaar mais ñun da ngeen di xoolal boo leen ñuy gëmloo leen ñu leneen duñ seen i morom nekk ñu fi pour ngeen ñuy fen ñun xoolal ñun yeewu nañ quoi dama leen libéré leen booy Julio Lapsoli mu dem yoonam te ngeen bañ a ñàkk fayda ay dossiers yi sensible mi ngi fi ngeen gérer ko loolu lañ leen di wax nag quoi te dañoo bugg à partir de demain ñu ne ñu libéré ngeen ko libéré leen kii mu dem yoonam ñun xam nañ lépp amuñu jotu sax ngeen ñuy tardel ci seen affaire bu maada fokk yooyu noonu li ngeen war a régler xam ngeen ko yéen waa dig libéré leen doomu jàmm te waxaat nañ leen ko nag te bu continuer ni boo leen ko defeeree dina am yeneen sangoon yu génn boo man gëj naa dugg studio sax mais boo leen lépp defeeree booy ma génne leen sangoon yéen dig laa wax yéen ak procureur spécial man maa ko wax na man te man maa leen koy wax yéen ma ne boo leen defeeree booy bi barki Seydina Mohamed maa ko waat man déglu leen de billahi wallahi wa taalaahi gëj naa dugg studio billahi wallahi wa taalaahi laa waat bu ñu defeeree booy bi ma génnee benn sangoon bu tudd sac maa dig dinaa wax ak waa dig ak procureur spécial waa big baa ngi nii jógee gu fi sama xaar ma ñëw maa ma seconde rek léegi affaire yi leer feuille blanche yaa ngi nii boo leen bëggee ma gaaw gëj naa génne yi maa ngi koy génne wax na xoolal yëpp ay feuille blanche la big yaa ngi nii du jeex yëpp ay feuille blanche la lii lépp laay bind pour yéen lépp maa leen gën a feebar foofu dama ne boo leen yéen dig yéen laa waxal boo leen libérul booy bi ak seen procureur maa du fokk boobu ma dafa leen sound bu tudd sac maa dig wax ak yéen waa dig ak procureur génne sound bi léegi mu partagé wu partout ma xool ba xam da ngeen ma woo maa leen ko wax nag man maa leen défier loolu Sénégal yëpp a may déglu man Mollah Morgun maa ne big baa ngi nii encre bee ngi nii bees tàq du jeex maa ngi nii xel maa ngi nii feu yaa ngi fi léegi sound bi sac maa dig lay tudd boo leen defeeree booy bu ma jóg seen kaw man je vous donne ma parole naa xam ba xam yéen am ngeen doole ba xam mun ngeen jàpp ku leen neex man maa leen défier man boo leen defeeree booy bi ma wàcc seen kaw big baa ngi nii feu baa ngi nii maa ngi dem sama yoon nag toog di leen xaar ba xam ngeen defeeroo ko ngeen xool wax leen ko procureur mu dig je vous interpelle partagez leen vidéo bi tagg leen lii nii lii may wax nii dig man Mollah Morgun maa ko wax dama ne ngeen libéré booy Julio Lapsoli c'est un artiste c'est un artisan des idées il a décrit il a peint la société sénégalaise sa vision par rapport au tarixa ak ni ko nit yi di defee ak di juger tarixa jàmbur di saaga seen ngëm-ngëm seen foi
boo leen dégloo sound bi xam ne waxu fa dara lu garaaw bu leen koy libéré boo leen ko munul man Mollah Morgun je m'engage à faire un son boo xam ne dama leen yéen laay waxal direct dinaa leen interpeller dinaa leen saaga dinaa leen xas dinaa saaga seen procureur wax ak yéen ñëpp man maa ko wax man Mollah Morgun un homme investi en vaut deux man xaw ma ay naxasa xandang quoi bu dee guerre ngeen di wut ñu guerre ak yéen quoi bu dee da ngeen di dof lu ñu woon leen ñoo leen gën a feebar faale wuñ leen am mujj leen am benn ful la sax yéen da ngeen mujjee dem ñàkk fayda institution yëpp ngeen ñàkkal fayda institution yëpp ngeen wàcce kon nag xaw ma ban rapport mu engagé wu man dugaluma photo si xul yoo l'absolu def ma ay affaire ay yon soutien man soutien sound laa koy def sound bu fekkee duul ngeen di jàppee nit man ma ne duul fuck you man damay duul damay wax duul ba pare ne fuck you yokku ci xam nga fuck you moo mun duul fuck you fokkoole yaa saa yoo yeewoo xam nga fuck you benn la wala duul man duul saa yoo yeewoo laa ci yokk duul saa yoo yeewoo xool bu dee moom duul rek leen la wax waxu leen sax duul mais maanaam exemple la bu dee moom duul la wax ngeen jàpp ko man dama naan duul saa yoo yeewoo ba ngay dee ba bañ lay suul duul man Mollah Morgun te maa ngi ñëw nag fii laa yam ak yéen kon sama gaay maa leen di nuyu di leen siyaar di leen màggal di leen ndamu di leen tiitaro ba leen mënee dagg loolu daal dagg leen ko partagé ko dagg leen ko comme moom dañoo dagg ay vidéo ak ay clipam mettre ko en mal pour critiquer ko dagg leen ma lii ngir yàlla maa leen ko ñaan daggal leen ba li ma wax nii këppati ko nu mu gën a gàttee partagé ko ba mu yegg procureur mu xam ne Mollah Morgun a ngi koy menacé mu dik xam ni man Mollah Morgun maa ngi wax ak fas yéene ñoom wax ak ñoom si chaque ma dik xalaataguma ci dara léegi-léegi tey à partir de léegi-léegi ma commencé cee bind maa leen jox ultimatum fii ak semaine bi bu ñu libéré wul booy bi ma wàcc seen kaw ak sound bu saf sax ñu beatmaker yi ku am beatmaker bu ci saf am ay beat yu ma wóolu sànni ma ko ci inbox les beatmaker ku ci wóolu sa bopp musique bu nice bu neex bu saf yónnee ma ko titre bi chaque ma dig la dig bi dama koy bindee comme dig police bi division des investigations criminelles mais dig bi moom mooy jon mooy sullu chaque ma dig kaay màcc sama sullu quoi pour muy clair yow policier bi yow moomu yow procureur bi kaay nga màcc sama jon man ko booy bi da doon nëppatu di saw mais man dama koy génne quoi jaxaran jox leen ko ngeen màcc ko pour muy clair quoi pour ne pas entendre le bruit de l'ennemi il faut en faire autant pour ne pas entendre le bruit de l'ennemi il faut en faire autant waaw ça c'est trop c'est trop yàpp ngeen nit yi trop ñàkk fayda li ngeen war a régler doo leen ko régler li ngeen war a lijjanti doo leen ko lijjanti li ngeen war a traquer doo leen traquer te di napp sénégalais yi di jàpp pauvres yi toroxal leen ay real motherfuckers ngeen yéen nguur geeg institution yi ay real bullshit ngeen yéen jaajëf sama gars yi bëggee